ñuy waxee rek directement dem fee nga xamante ni mooy studio 2 yaakaar naa ni première phase la ñu nekk ci loolu it am na yeneen gan yoo xamante dañuy ñëw waaye ba tey dañuy wéy tamit di waxtaan ak ñoom xam nga culture dafay lu am solo moo tax tamit kenn mënul dem sans culture ba tax na studio 2 artistes yi nga xamante ñoo fa nekk ñoom ci culture la ñuy dox donc ma bàyyi leen ak DJ Papa allez dinañ ñëwaat léegi incha allah studio. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am mbégte ak contentement ci yéen di jaajëfal Fallou moom mi nekkoon plateau 1 di ko kontaanee bu baax a baax moom tamit ci ñi nga xam ne dalal na leen muy commune nu Diamaguène Sicap Mbao di acteurs yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di ànd ak monsieur le maire Coumba Ndoffène Fall ñu doon waxtaanee actualité di waxtaanee lu bëree bëri ci commune bi ñu rafetlu ko bu baax a baax ñu ñëw plateau 2 tey nag ñuy waxtaanee fii li nga xam ne moo di musique di waxtaanee culture en même temps suñu waxee loolu tamit ma dalal ay ndaanaan yoo xam ne yaakaar naa ni kenn dootu leen présenté ci Sénégal nga gis leen ni ñu toog ci plateau bi mu yaa ngi lool macha allah may nuyu bu baax a baax équipe technique bi nga xam ne tey ñoom laa àndal ci sama plateau di jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne tamit ñooy suivre suñu site bi nga xam ne moo di Innova Art di leen bëggee bu baax a baax di wax rek tey plateau bi spécial 24 moom la ñuy def tey di waxtaanee tamit ci musique xam naa nag balaa ñoo sori dinaa dalal ki nga xam ne moo di Omar Coly di artiste bu mag di musicien en même temps nekk instrumentiste moom it ñu koy dalal ngeen gis groupe bi installé nii toog ma bàyyi ko rek moom it mu nuyoo bu baax a baax après ñu continuer ba ma paree ci moom it dinaa ñëw ci Baba Diallo moom it mu nekk artiste bu nga xam ne dootuma ko présenté Sénégalais yi ndax ñëpp xam nañ ko un peu partout au Sénégal yaakaar naa ni moom it su ma paree ci Omar dinaa ñëw ci moom salaamaaleykum Coly. waaw waaleykum salaam DJ Paco waaw di jaajëfal ñëpp mbokku internet yi ñi nga xam ne ñu ngi suivre ci Innova Art site bi nga xam ne nii moo nekk fii ci Samsung 3 Thiaroye yi vraiment di rafetlu émission bi ak li nga xam ne nii innové ngeen ko pour dalal ñi nga xam ne nii dama leen di nuyu de passage et muy comité bi nga xam ne ñoo fi toog aussi nekk des conseillers à la mairie de Diamaguène Sicap Mbao di leen jaajëfal dégg nañ seen waxtaan yal na yàlla dolli sutura moom di jaajëfal aussi suma mbokku artistes yi ku mel ni Baba Diallo on ne présente plus Sidi Samb Seydou Ly le batteur ak basse vraiment ak public bi nga xam ne nii ñoo nekk di ñu teew ci guddi gi tey jërë ngeen jëf. ayca mi ngi noonu ginnaaw bi mu nuyoo tamit ma continuer di leen wax ne tamit su ma paree ci Babo dinaa ñëw ci ki nga xam ni moo di Sidi Samb moom it di waykat di ndaanaan ñoom it ñu dalal leen fii tey waaye balaa loolu tamit ñu bëgg waxtaan ci lu ndaw rek après ma bàyyi Coly mu daal di doxal ma posé ko ay quelques questions ci li nga xam ne moom moo concerné musique posé ko question bi nga xam ne dafay concerné ñi nga xam ne tamit ñoom ñooy suivre musique ñi nga xam tamit ay consommateurs la ñu maanaam ci li nga xam ne moo di musique kon ñu gis ni maanaam depuis des mois mu ngi nii musique bi am ay jafe-jafe milieu culturel sax la ñuy wax ndax ku ne xam ne ni Sénégal dafa am loo xam ne moo xew ci àdduna bi mu di pandémie bi nga xam ne moo di Covid 19 ñëw ñu daal di arrêté activité yëpp yi nga xam ne ni moom la artistes yi doon def pendant ce mois nan ngeen doon dundee maanaam depuis coronavirus dugg Sénégal yéen artistes yi. waaw xanaa sant yàlla. waaw sant yàlla boo ko déggee mooy li nga xam ne nii moo tere liggéey ñëpp muy mbas mi di mbiru suñu borom dañuy nangu dogal bi waaye ñun artistes yi aussi part bi nga xam ne am nañ ko ci li nga xam ne nii mooy suñu nekkin ci mbas mi vraiment les artistes ont souffert ay sonn nañ trop parce que secteur la boo xam ne nii mun naa am ne secteur yi gën a impacté la bokk donc ñuy ñaan yàlla aussi li nga xam ne nii mooy mbas mi yàlla teggil ñu ko di ñaan aussi suñu autorités yi li nga xam ne ñoo ñu jiite di leen ñaan ñu teggil ñu lépp loo xam ne nii suba day gàllankoor suñu liggéey la donte nag mbas mi lu mënul ñàkk la waaye liggéey bi mënul ñàkk tout en respectant les mesures barrières waaw di ci jaajëfal ñëpp vraiment di leen teewlu di jaajëfal suñuy njiit aussi wax dëgg yàlla gis nañ jéego yi ci dox ba nga xam ne nii je pense que fii ak fan comme ni ko suñu yenn kilifa yi waxee ci wàllu culture bi dinañu alléger mesures yi vraiment yi nga xam ministre de l'intérieur moo ko jël ñu mën a reprendre suñu job comme ñëpp vraiment. ayca jërëjëf ci question boobu nga xam ne répondre nga ko ñu bëgg a xam maanaam Omar Coly carrière am ci nan la demee Omar Coly lan moo tax mu woy en même temps ñu gis ne Omar Coly day jouer ay instruments yoo xam ne c'est différent ñu bëgg a xam Omar Coly maanaam ci nan la duggee ci musique ba tax tey mu mën a jouer instruments yi nga xam ne benn bokk ca ak sa morom
loolu ñu bëgg nga leeral ni pour ñi nga xam ne dañuy dégg Omar Coly di ko gis un peu partout ñu mën a xam bu baax a baax carrière musicale am nan la démarré. waaw Paco damay jaajëfal encore ci question yi donte question yu bari la waaye naa ko faram-fàcce bu ci nekk ma tontu ci li nga ma laaj. waaw li tax ñu embraser la culture surtout la musique aussi on a eu la chance yàlla may ñu jàng tuuti jàng bi nag jàng nañ ko egg yenn niveau yi waaye amaana bi suñu destin la yàlla baaxee ñu ko aussi muy don boo xam ne buñ ci boolee tuuti njàng gis nañ njëriñ bi moo tax ñu dugg ci musique beneen bi côté carrière bi bon bi ñu commencé yàgg na yàggul waaw ndaxte on a commencé depuis bi ñu nekk à l'école avec les mouvements nawetaan bu amaan ci football ñun dañuy def mouvement musique bu koñ dugg ci biir musique bi yàlla def aussi tàmbale ak ay ñoo xam ne suñuy morom lañ di liggéey ak ñoom ay mag encadré ñu aussi ñu mel ni dañ si àll si ñoom Cheikh Tidiane Tall vraiment mënu ma ko bañ a citer parce que c'est quelqu'un boo xam ne il a beaucoup fait pour la musique sénégalaise moo nu jox fit aussi ñu continuer di ñuy def yi muy musique bon concernant instruments yi aussi mooy li ma koy waxee xam nga man damay jàpp ne ay amul quoi yaa ci être humain bu nekk am na don buy dund ci yow quoi don boobu di dund ci yow il faut savoir yow sa wàllu bopp nga mesurer ko pour xam ne lépp lu yàlla sàkk pour doomu aadama yi la quoi donc lay nelaw ci yow boo ko yeewee rek day ñëw donc liggéey la rek quoi ma ciy ñaax aussi suma jeune frère yi moo xam ne musique aussi métier la métier bu noble la quoi Cheikh Tidiane Tall daf ñu ko daan wax quoi gagner de l'argent dans le plaisir métier dàq ko quoi mais dafa laaj d'abord balaa nga naan am nefa mooy ñafe ni nit ki di demee di xëy di dem au bureau à 8 heures yow jàppal ni musique bi nga am noonu nga war a xëy yow it aussi nekk ci sa instrument wala dem dans les écoles ñi lay wan il ne faut pas avoir ce complexe parce que fii lu fi waay mën rek ci nit la ko suñu borom jaarale quoi loolu la daal exactement vraiment ñu bëggoon a xam ndax Omar Coly def na album wala bu dee def na album ak ñaata album la jot a def bëggoon nañu xam loolu nga tontu ci tuuti. waaw damay delluwaat tuuti rek taxaw seetlu parce que sànq yaa ngi naan ma kañ nga commencé woy bon woy bi mën naa wax ne aussi don la boo xam ne nii mag ñi ñu jiite ñoo ñu joxaat encore fit bi album yi ñu jot a def gunge ay yenn ténor yi on peut les citer comme Assane Mboup bon vraiment on a débuté avec lui à très bas âge donc bu ñu daan répété ni su daan woy aussi ñun ñoo koy aw donc bu ñu demee ba ci studio bi wax dëgg yàlla gars yi wut ay awkat arrangeurs yu mag yi nga xam ne lañu yàlla booleen direction artistique bi dañaan booy dugg leen ngeen def vocal yi bon fa la ñu amee woy fi topp ñu tuuti bon bu weesoo nag côté album yi ma def en tant que instrumentiste bari na bu ngeen ay artistes yu bari ba ñi ci mujjee ku mel ni suma frère Gaaw Diallo aussi vraiment mu gunge ko moom it mu nekk koo xam ne dama ko sentir trop moom it aussi mu yëpp ma ci liggéeyam mu gunge ko bu fekkee ne nag travail professionnel personnel du moins par rapport ak li ma jot a def naa benn album de 12 titres donc moo ko defee waa benn sama ay xarit yu ñuy wax groupe Keppaar nga xam ne ñoo représenté woon Sénégal en 2005 festival mondial lutte contre le sida ñu représenté Sénégal dem Hollande groupe boobu vraiment ñoom laa defandoon album boobu muy 12 titres wax dëgg yàlla musique boo xam ne musique façonnée la lépp ci musique Sénégal daal pour wax la ne Sénégal musique bi dafa yaatu li mu ëpp dafa bari diversité culturelle bi ci la ñuy def style boobu génne ci album vraiment joué ci ay festival yu mag yu mel ni comme Africa Fête bi daan am ci vraiment boobu ba léegi daal ñu ngi ci waaw jërëjëf. boobu ba léegi ñu ngi ci muy lu am solo album boobu est-ce que mën nañu xam titre bi. ban titre waaw album bi mi ngi tudd Fina. Fina c'est un mot mandin boo déggee Fina mooy koo xam ne ni c'est le conseiller waaw parce que boo déggee Fina da ngay xam ne ci culture africaine surtout mandin le Fina c'était quelqu'un boo xam ne ni moom moo daan yëgle moo daan conseiller bu ñu demee ba tuubeel am sax. mun naa wax ne ñoom aussi Fina yooyu ñoo demaat dans la religion musulmane nekk ñoo xam ne soo demee ci jumaa yi ñooy nekk bilaal yi ñooy woote ñooy yëgle loolu mooy Fina ci mandin ok.
ayca mi ngi noonu xam naa dinañu ñëwaat bu ci kanamee gën a yaatal mu mel ne Seydou lii mi ngi toog moom ngeen gis ko noonu moom mooy instrument bi nga xam ne moo di calebasse bi ak basse percussionniste ñu ngi fi toog xam naa dañuy doxal tuuti rek bàyyi kol yi moom it mu daal di ñuy woyal ñu daal di soulager wu un peu après ñu dellusiwaat ci plateau bi nu mu gën a baaxee ayca jërëjëf.
jadu julube waram kola kama susulu jini jansi waram kokoba erela warale jama sire jama warale jama sire jama warale kokoba erela ya jamba nyaw sagal zuhara kan merula awan ko nitonya tuya kabangnya siri aji ya ko jamba nyaw kan merula loolu rafet na